ngi leen di nuyu yéen ñëpp à travers seen kii di nuyu waa Médina ñëpp képp ku fi teew maa ngi lay jaajëfal di la sargal man la madame Kane Aminata Ndiaye présidente Calebasse takku liggéey de la Médina. tey nag journée bi dafa doon journée bi spéciale ci ñun ndaxte boobu ba léegi ñi ngi nekk di liggéey 4 ans ngi nii toujours rek même chose ci la ñu nekk tey moom ñu si dolli sant yàlla bu baax ba ñu egsi fii. maa ngi koy wax bërki démb nga maa ngi naan ci RTS bi ñu naan lan mooy objectifu Calebasse yi ndax dañu nekk ci benn zone boo xamante ne ni entrepreneuriat féminin bi ak jeune bi dafa sooxe lool ci biir Médina ndax suñu autorité locale yi loolu dama foog ne soxalu leen léegi nag ñun jigéen ñi ñu jóg takk suñu ndigg takk suñu sër ne duñu xaar kenn doxalal ñu suñu gox ak suñuy njaboot ñu regroupé wu suñu mbir Calebasse yi di def suñu social di dajale suñu dërëm suñu ñaar dërëm ba lépp lu ñu bëgg a faj ñu faj ko tey nag yàlla defal ñu lu ñu lépp lu ñu daan collecté di ko dajale daan ko versé Mecfones ci Dior madame Ndiaye ñu koy nuyu di ko gërëm di ko sant bu baax ndax lii yëpp moom la luxembourgeois yi tey teew fii ñoom ñi nga xamante ne ni développement local dégg nga ko léegi bu mu waxee ak jeunesse bi ak femmes yi moo leen ñor ñu kontaan ci loolu bu ñu fi teewee nii tey nag ñu suñuy ay mbébét ñu wax leen ko pour que ñu mën a jàppale suñu ay jafe-jafe wax neen ko léegi mooy encadrement suivi loolu mooy suñu ay jafe-jafe ak financement yi ñu bëgg pour mën a jàppale femmes yi. institut financier yi fi nekk pour dem fa am fa ay prêt caution yu ñuy laaj bëri na lool intérêt yu ñuy teg perte bëri na trop te ak Mecfones loolu yëpp amuñu ko. te fi formation yi ñu soxla ñoom ñoo ñu ko mën a jox ñoo ñu koy may bii mooy 3e fois bu ñuy may fi formation ba ñu mën a jàppale jigéen ñi ñu mën a defar ay produits yoo xamante ne ni ñeen ko mën a jaayaat mu jàppale leen ñu mën ci liggéey loolu moo gënoon tax ñu tey lii am ni léegi nag par rapport ak journée tey bi yow déglu nga ko léegi lu ñu waxante ak waay si ñi ngi liggéey mais produit liggéey bi du demeewul noonu dafa des parce que matériel bi des na engagement bi si jigéen ñi des na parce que ñoom xamuñu ba tey njeexitali li lan moo tax ñun ñu jóg di def lii c'est économie solidaire la mais ñoom giseewuñ ko noonu am na ñoo xam ne comprendre neen ko am na ñoo xam ne comprendre wuñ ko ñii comme sànq lu altine wax rek dañuy tàllal suñu loxo femme yëpp jigéen ñëpp ñu ñëw ñu jàppoo ñu liggéey ndax booloo mooy doole loolu rek moo ñu mën a may li ñu am. problème boobu moo law ci fépp côté bu nekk xam nga nit ñi moom comme lu ñu wax rek sànq bu ñuy ànd te xol yi àndul du dem bu fekkee groupe de 1000 et quelques femmes une centaine rek di produire di liggéey di dem di ñëw ñoom dañooy yëpp bi même bu doon du doon dox waroon dox nu mu war a doxee doxewu ko. moo doxul noonu produit yi nag macha allah xëy na ñun ñi suñu biir xamuñu ko mais ñeneen ñi nekk si biti ñi ko jot a ñam ñoom ñi ngi ñëw ñi ngi jënd mais bu ci ñëpp associé woon à 100% doon na gën a mën a dox man appel boobu rek laay def femmes yi ñu gën a ñëw ñu jàpp ci liggéey bi gën a ñëw ci produit yi vente bi neen koy def parce que lu ñu yor produit bu baax la produit parce que amul benn produit chimique yëpp produit bio la te produit yoo xamante ni fii leen ko jëlee fii moom lañ koy defaree damay ñaan yàlla ñëpp ñu ñëw ñu jàpp ci ñu àndandoo ñu liggéey ndax revenu yi ciy ñëw yëpp su ñun lay ñëwaat. xam nga nit lu nekk rek nànk-nànk am nañu comprendre am nañu comprendre xam nga xaalis dafa jege xol mais du ñu forcer ñëpp mais képp ku ñu déglu comme lu ñuy wax sànq rek bëgg nañu incha allah ren bii suñu tojee ñu am lu ñu bàyyi ci biir kees bi suñu amee lu ñu bàyyi ci kees bi. ñu boole mu nekk base boo xamante ne ni lépp lu ñu bëgg a def dinañ ko ci mën a def loolu day nekk fonds de garantie boo xamante tey fu ñu ko dugal tekk fa dinañ mën a am financement bu mag ku nekk mën ci gis sa bopp ku mu nekk mën ci liggéey ba ku nekk am sa autonomie financière. suñuy projet court et moyen et long terme fu mu nekk nii defar nañu suñu këyit yi ba pare ba déposer ko ministère pour formaliser wu parce que loolu mooy pas bu njëkk am suñu këyit nga xam ne ministère de la femme. fu nekk mun neen fa déposer ñu reconnaître ñu yenn yi nit ñi di bénéficier wu ñu mun ci bénéficier wu waaw ak 3FPT ci mun a am ci yenn formation parce que ñii bu ñu mayul formation rek du ñu mën a am formation boo formalisé woon nag ba am sa kayit yi lépp leneen yooyu di nga ko mën a dox. deuxièmement ñu comme saabu bi ñun gis nañ ci la ñu gën a gis suñu bopp bu ñu dalee def formation ba tey ñu am une entité de production
boo xamante ni ak boobu suñu paree ci loolu bëgg nañu centrale d'achat suñu centrale d'achat boobu bi ñu ko amee produits locaux yëpp lu ñuy def ñu teg ko fa comme ni ñu wax ñuy jaayante suñu biir dina créer tam ay emploi ndax ñu leen fa nekk jaay wala suñuy doom nekk fa tam di jaay loolu la ñu bëgg. di def alerte suñu autorités yi nekk locales yi surtout appel parce que vraiment entrepreneuriat sooxe na ci biir Médina te ñu wax ko neen ko wax ci kaw jàppal man gisuma fu ñu jàppalee xale jigéen ñi gisuma fu ñu jàppalee ndaw yi te fenn ci Médina gi foofu doxoo fa ba gis fa centre de formation foo xamante ni tey boo soxla woon dara mun nga am local boo xam ne danga fay dem def fa li nga bëgg bu ñu amee formation fi damaa mujj dem ba cëriñ ñu abal ñu ci buntu jumaa ja tey fu mu nekk ni suñu bëggee produire suñu terrasse bi fii la ñuy yéeg amuñu fenn foo xamante ni mun neen fa taxaw pour def benn pour produire wala organiser dara dem fa lu may duuta sekkate dan lay laaj ngay fay soo amul ku la subventionné da ngay sonn loolu laay def appel nga xam ne ay benn nit ñaari nit ñetti nit la ñuy jël financé kenn ñaar loolu taxul ñu doxal gox ñun luy doxal suñu gox lañu bëgg ñëpp Médina ñëpp gis ci seen bopp man loolu laay ñaan. maa ngi tudd madame Ndiaye Dior Thiané Diop maay directrice su MECFONES muy mutuelle d'épargne et de crédit bu Fonds national des éclaireurs du Sénégal. association éclaireurs du Sénégal ñoo mettre en place mutuelle yi pour jàppale jigéen ñi ndaw ñi ak personnes handicapées yi ci wàllu financement insertion accompagnement ak formation. liggéey boobu nag dañ koy defandoo ak sunu ay partenaires luxembourgeois muy ONG des scouts et guides du Luxembourg ñi nga xamante ne lépp lu jëm ci wàllu formation des femmes accompagnement encadrement ñoom ñoo koy def ak mutuelle FONES pour dimbali ndaw ñi ak jigéen ñi surtout pour ñu am ay compétences am ay mën-mën am ay nouvelle façon de faire bu nga xam ne leen permettre ñu mun seen liggéey mën a ñoŋ ñu mën a autonome ñu mën a def des activités génératrices de revenus. gis nañ ne Sénégal jigéen ñi dañoo jàmbaare nekk ci ay kuréel yu bari yi nga xamante ne dañuy dajale seen doole dajale seen alal di def épargne ñu gis ne épargne boobu li ci ëpp tamit ci jigéen ñi suñ ko dajalee ba pare dañ koy def ci ay activités yoo xamante ne du am njëriñ trop pour seen bopp wala pour askan bi consommation rek lañ siy def. ñu nekkoon nañu fexe jigéen ñooñu dajaloo ba noppi naka lañ leen di former en éducation financière ku déglu éducation financière mooy naka la ñuy defaree un budget lan mooy sa ay ressources lan mooy sa ay dépenses urgentes lan mooy sa besoin effectif sa xaalis recette lan la dépense lan mooy dépense boo xamante ne dafa facultative ak dépense boo xamante ne dafa utile donc yooyu yëpp femmes yi ñu leen ciy yee ba ñu xam ne koom-koom de si yow yaa koy suuxatal sa bopp doo toog rek di tàllal loxo di xaar nit ku la dimbali mais yow yaa koy suuxatal sa bopp bi ñu leen formé ci éducation financière ñu ne duñ ci yam nañ leen tamit jox ay mën-mën ci wàllu nan lañuy defaree saabu de manière artisanale ndaxte xam nañ ne saabu lu nit di soxla bés bu nekk la ak eau de javel ni nga ci am wér-gu-yaram su fekkee ne da nga ko def de la meilleure des manières mooy des savons bio te moom la jigéen ñi def ak saabu yoo xam ne dañ koy boole ak mbërbëf yoo xam ne dañ koy boole ak carotte dañ koy boole ak nepp-nepp dañ koy boole ak xay dañ koy boole ak aloe vera curcuma donc jigéen ñi di defar façon saabu yi nga xamante ne dina leen dimbali seen yaram dina leen dimbali seen biir kër mooy saabu linge bi ba pare eau de javel bi aussi dina désinfecter mais en même temps dinañ ci am ressource parce que dañ koy jaay mu am ay bénéfices yoo xam ne dañ koy séddoowaat et bénéfices yooyu suñu xamee ne jigéen dañu dolli dépense dinañu fay école xale yi dinañu faju loolu dañu yaakaar ne suñ ko suuxatee ci biir jigéen ñi dina permettre ñu mën a dimbali seen bopp dimbali seen famille dimbali seen borom kër et loolu su amee mooy que société bi environnement bi en tout cas gox bi ñu nekk dina suqaliku loolu daal mooy vision wu MECFONES en tant que mutuelle d'épargne et de crédit seen mission sociale am mooy que mu accompagner non financièrement au-delà de l'aspect financier parce que dañuy leble xaalis mais l'accompagnement non financier dañu jàpp ne volet bu important la parce que mooy le social mooy suuxat déjà développement local et communautaire